président Macky Sall joxe léegi loolu ma ci bëgg di ci sant yàlla di ci julli ci yonent bi parce que bariwul ay homme politique ñu am chance président en exercice nga dajeek ñoom ngeen def passation de service ci bureau ba pare génn toog ci biir population bi muy passation de service public loolu yàlla dogal na ko ci man ak président Macky Sall en 2012 fii ci Fatick bi mu ñu ko joxee nag jafe-jafe yu bariwul parce que fekk na ñu gunge woon ko nekk conseiller municipal mu defoon li ñuy waxee fondé Fatick du futur muy programme boo xamante ne moo ñu facilité liggéey bi nga xam te moom la ñuy def te fête de l'excellence ci la bokk moo tax tey téeméeri élèves yi dàq jàng ci ndaw ñi maternelle ba CM2 bi ñu defee seen concours jàngalekat yi sélectionné leen jigéen ñi nag ñoo ci ëpp ci téeméer yi defe naa juróom fukk ak lu tegal yépp ay jigéen lañu tey neexal nañ leen pour que ñoom ñu nekk ci jongante wut xam-xam ku ko def ci sa njaboot def naa di nga am ay ponkal yu ci ne ñoo xamante demain dinañ mën a assurer yenn fonction xale yi kontaan nañ ci tey nag mu nekkoon bés boo xamante ne waa Fatick yëpp daje nañu ci mag ñi ndaw ñi ak autorité yi muy gouverneur di préfet waaye it muy ñi nekk ci wàllu njàngale mi muy autorité politique yi le ministre Cheikh Kanté mu ngi fi woon il est chargé du suivi du PSE directeurs généraux yi ñu ngi fi woon le ministre conseiller bi yore wàllu njàng mi bu war a si mu ngi fi woon mais député yeeg PCA yi yëpp a ngi fi woon loolu li muy wone rek mooy Fatick yëpp benn sa diggante. waaw loolu xam nga lu ne fàng kenn du ko jeex dëgg la am na waxtu woo xamante ne ruumandaat yi bari woon na ci biir ñàkk a déggoo ci gis-gis amoon na ci biir waaye noonoo amu ci woon parce que ku ànd ak président Macky Sall ngeen bokk liggéey mun nee na noonoo waaye bokk gis-gis gi mun naa bañ a am ni ko nit ñi bëggee ki nga xamante suñu mag la nag du Cheikh le docteur Cheikh Kanté président Macky Sall xam ngeen ne woowoon nañu fi ngeen suivre ko gars yi sax wax nañu ne dañu woo tëkkuñu lu ne wax nañu ko fi comme gars yi moom dañu ñangoo wax ñi ñu war a def ci suuf ak yooyu mais li am solo mooy ba ñu génnee toog nañ joxante loxo ku nekk jox sa morom loxo moom suñu mag la ñu ne dañuy ànd jàppale Fatick mais jàppale président Macky Sall boobu ba léegi nag dama koy seede ci lu ma ko invité dana ci ñëw te mu ngi dox tànku mag mu ngi ànd ak ñun ci fulla ak fayda ak liggéey bu rafet pour que ñu jàppale président moo tax tey bi ñu nit ñi gisee ci fête bi ñu yëgal ko ko gis naa ne ñëpp a ko rafetlu te noonu lay continuer parce que dara ñoruñu lu Fatick dara ñoruñu aussi pour jàppale ki nga xamante mooy suñu njiit di président Macky Sall. sa xalaat ci manifestation yi faral di def. waaw loolu nag li ma ciy wax mooy di woo sénégalais yi ci dal parce que réew dal moo koy defar ñàkk a d'accord ku nekk am na ci droit mais li gën mooy lu xew nañ ko analyser ba pare agir avec beaucoup d'honnêteté parce que ñëpp d'accord nañ ne ba président Macky Sall kon kay boo amee njiit boo xamante ne ñëpp xam nañ ne kii bëgg na réew suñu demee mu nekk fi 2012 ba tey dara yokkuwul suñu demee ba ne tey dañuy changer ni ñu doon gérer nit ñi bu dee téeméeri nit am na juróom fukk ñoo xamante ne seen loxo jot na seen gannaaw am juróom fukk yoo xam ne seen loxo jotul seen gannaaw ñu ne dootuñu leen yemale dañuy fexe ba ki nga xamante ne jot na gannaawam mën a régler mbiram ki nga xamante ne loxoom jotul gannaawam nag ñu bañ koo teg benn lu diis pour régler problème mu électricité bi defe naa ne ku bëgg réew mi war nga jël parce que nag ci xuy kamat lañ jóg moo tax mooy wax ñiy liggéey ci wàllu courant nii courant biy doxee liggéey ci fii ak quelque temps jàpp nañ li ñuy yàlla woon ci suñ suuf si muy pétrole ak gaz ak fi réew mi jëm jàpp nañ ne yokk fu mën doon ci wàññeeku la jëm war nañ cee ànd ak dal gunge ci gouvernement bi ba loolu mën a dellu si ci jàmm te dara kenn du fi lakk dara kenn du fi taal pënë kenn du fi dox ci leen loolu bu ñu ko defee rek Sénégal dina jëm kanam. looy tontu ñuy faral di wax chaque fois Fatick dem kanam donte am na ay nomination yu bëri ay cadre. xam nga nag boo jëlee saako yi dugal ci ñëpp day naqaree jàmbar. dama ne ñi koy wax bu ñu fi dëkkul dama leen koy nangul parce que koo loo xamul boo cay wax rek yaa doon sax waaye bu fekkee ku dëkk ci Fatick la nag aw ma jot di ko tontu une minute parce que ñàkk gëm sa bopp doy na nattu parce que fii ku fi dëkk di fi yeewoo fukki at rek. parce que yéen a ngi gis le code de la presse avancé yi ci ne c'est avec le président Macky Sall que ça a été initié ñu ciy liggéey pour mu dem ci kanam kon mënuñu taxaw tey jàpp ne
dafa joxul cër wala dafay brimer ñi nga xamante ne journaliste kon loolu damay wax rek képp ku ci am tolof bi masawul la mais ñu xam ne bu pëccoxoo amee jafe-jafe mën naa am waaye mun na nekk lu kenn dul xalaat moo tax ma xalaat ne comme élection bu amee ci réew mi foo seen journaliste xam ne journaliste la mu yor gilet nga xam sax organe ba mbokk bu ñu mënee bu marché ak yooyu amatee bu ñu koy couvrir nañ fexe ñuy identifier les journalistes su boobaa peut-être mbëkkante mun naa ñàkk bu fekkee ne am na mais man jàpp ma ne sax leneen mën na ci non j'ai dit identification mun naa doon ci lu ne mais journaliste war nañ ko mën a identifier moi je prends l'exemple des manifestations sportives am na ñu yor seen carte de presse am na ñoo xam nit ñi xam nañ leen ba nga xam boo leen gisee di leen xamee mais am na ñoo xamante ne ay organes yu bees la am na ñoo xamante ne sax xamuñu leen des fois mun nañu ñëw sax bugg a dugg foo xamante ne droit la ñu dugg fa ñu tere leen parce que dañ leen xam moo tax identification dafa baax ci lu ne mais journalistes yi ak président Macky Sall ak nguuru Sénégal respect moo dugg suñu biir tey président nguur gi mu yor en tant que démocrate bàyyi na journalistes yi ñuy def seen liggéey force de l'ordre yi dinañ def seen liggéey waaye ñi nga xamante ne nag dañu bëgg réew mi te buñ leen ne nañu jaar fii ñu ne duñu fa jaar parce que képp ku ci am tolof bi masawul la mais ñu xam ne bu pëccoxoo amee jafe-jafe mën naa am waaye mun na nekk lu kenn dul xalaat moo tax ma xalaat ne comme élection bu amee ci réew mi foo seen journaliste xam ne journaliste la mu yor gilet nga xam sax organe ba mbokk bu ñu mënee bu marché ak yooyu amatee bu ñu koy couvrir nañ fexe ñuy identifier les journalistes su boobaa peut-être mbëkkante mun naa ñàkk bu fekkee ne am na mais man jàpp ma ne sax leneen mën na ci non j'ai dit identification mun naa doon ci lu ne mais journaliste war nañ ko mën a identifier moi je prends l'exemple des manifestations sportives am na ñu yor seen carte de presse am na ñoo xam nit ñi xam nañ leen ba nga xam boo leen gisee di leen xamee mais am na ñoo xamante ne ay organes yu bees la am na ñoo xamante ne sax xamuñu leen des fois mun nañu ñëw sax bugg a dugg foo xamante ne droit la ñu dugg fa ñu tere leen parce que dañ leen xam moo tax identification dafa baax ci lu ne mais journalistes yi ak président Macky Sall ak nguuru Sénégal respect moo dugg suñu biir tey président nguur gi mu yor en tant que démocrate bàyyi na journalistes yi ñuy def seen liggéey force de l'ordre yi dinañ def seen liggéey waaye ñi nga xamante ne nag dañu bëgg réew mi te buñ leen ne nañu jaar fii ñu ne duñu fa jaar parce que am nañu droit wéer ko ci charte te xamuñ ne ki leen tere ci charte la ko wéer loolu mooy vouloir une chose de son contraire lii xew ci marché bi préfet bi tere na place de l'indépendance di bañ trouble à l'ordre public sénégalais ak foo mënti ne boo nekkee ci jafe-jafe ñu ngi lay ñaanal pour que nga jóg Luc Nicolaï day liggéey ci làmb nekk sénégalais nekk suñu xarit nekk suñu frère waaye muy moom muy man ci réew lañu nekk am yoon ku ci am rëq-rëq yoon moo koy régler liñ mën mooy ñaanal ko yàlla génnee ko ci tolof waaye ñu bañ koo lëkkale ak ay làmb ak lu dul làmb parce que jafe-jafe bi mu am ci wàllu woowu laalewul dara ak tàggat yaram waaye nag comme ci ñun la bokk comme ni ma ko waxee sénégalais la ci ñuy investir ci làmb la dañ koy ñaanal yàlla génne ko ci tolof yooyu ba mu dellu si waat continuer liggéey bi nga xam ne lampadaire Fatick yi. waaw Fatick dañ nekk ci liggéey bu am solo am nañ assainissement 11 milliards ñu ngi ci nekk di liggéey ñu ngi defaraat tali yi ñu ngi amaat ay lampadaires solaires yu bëree bëri 800 ba 1000 ñu ngi defaraat éclairage public bi ba tey boulevard Macky Sall bi ñu ngi ciy def effort yu bëree bëri lu mot ñaari téeméeri lamp war nañ ko ci def pour que mu gën a mucc ayib parce que ki ñu ko tudde jar na ko waaye Fatick mérité nañ ñuy gën di améliorer leurs conditions de vie loolu la ñu commencé def jënd nañ it ay bac yoo xamante ne 60 litres bac ordure yu mag ñu ñëw fekk si yu ndaw yi pour que loolu yëpp bu ñu ko boolee camion ramassage dina tax effectivement le cadre de vie gën a amélioré loolu la mairie bi commencé liggéey yàgg na ci waaye chaque fois dañuy def yeneen i jéego te loolu yëpp bénéfice su population Fatick. jërëjëf monsieur le ministre.